xulo jàng rek lañ fay xaar ci élèves yi te professeurs yi jàngale kon nag ma jox la léegi nga doxal. tout à fait kon dañ ko njëkkee ci li nga xamante ne moom mooy déclaration au président de la République bi Asma yaakaar naa ne loolu noonu lu normal c'est très normal concernant li nga xamante ne moom mooy njiitul réew bi mu mun a adressé loolu ki nga xamante ne moom mooy ministre de l'éducation daal di ko wax nag mu ngi xaar li nga xamante ne moom mooy sanction ci wàllum bépp comportement bi nga xamante ne tey gis nañ ko wala saytu nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy daara yi parce que tey jii nii comme ni ñu ko waxee tantôt école kepparu xam-xam la nekkul foog nga xamante ne dañ fa war a ñëw fejee fa suñuy mer wala suñuy problème wala leneen yi ñu mel ndax jot nañ fi invité professeur Sanoussi Ba mu jukkiloon ñu fi ay information yu jéggi dayoo yi nga xamante ne ay élèves ñoo ko doon jëmale ci seen wàllum enseignant wala seen professeur mu nekkoon lu doy waar keroog bañ ko déggee mu nekkoon lu jaaxle ndax ñun si suñu période suñu époque amuñu woon fitu def loolu donc toujours est-il que comportement yi baax na ñu koy xoolaat baax na tamit ñuy teg ay sanctions parce que sanction day permettre Asma tey jii nii li nga xamante ne moom mooy xale yi lu ñuy am fitu def dinañ ko ragal dinañ ko jomb ndax bu boobaa ay daan dina ñëw si seen kaw te dinañ sonal seen bopp dinañ sonal itam seen waajur donc mu nekk loo xamante ne j'espère que dinañ si jël ay mesures yu radicales comme ça yi ni mel dootuñu ko fi déggati suñu wàllum enseignement national waaye toujours est-il que tey concernant suñu sujet bi Asma ñu ngi koy inspiré wu ci li nga xamante ne moom mooy obtention wu baccalauréat wu ñaari jumelles yooyu am 13 ans tey jii nii suñu attention porté wu ci li nga xamante ne mooy le baccalauréat à 13 ans est-ce que c'est possible pour n'importe qui est-ce que tey jii nii dafa xale yi dañu am benn particularité commune moo waral tey jii nii ñoom ñu mën a am li nga xamante ne moom mooy seen baccalauréat jotoon nañ si waxtaanee lu sori ak ki nga xamante ne moom mooy docteur Ibrahima Giroux di psychologue moom waroon na fi teew sax mais malheureusement mu ngi woon fële ca Kolda donc élément bu ñu jot a envoyé itam jotul a jàll waaye toujours est-il mun naa citer li nga xamante ne moom mooy ay propos wam ci li nga xamante ne moom la comprendre explication wu élèves yi nga xamante ne à l'âge de 13 ans mun nañu am baccalauréat ndax moom mi sax il y a de cela quelques années en arrière en 2014 jotoon na ko fi expliquer ci benn site de la place mu ngi doon wax ni que c'est très possible que xale mun a am à partir de 14 ans li nga xamante ne moom mooy baccalauréat wam wala 13 ans ci kaw ñu tàggat ko dès le début ci li nga xamante ne moom mooy encadrement bi nga xamante ne xale bi moom la war a am donc tey jii nii moom docteur Ibrahima Giroux may citer toujours ay propos bam mu ngi expliquer ne que tey premier encadreur wala premier éducateur bi existé ci wàllum vie wu xale bi moom mooy waajuram te balaa ñuy dem ci waajur bu góor bi waajur bu jigéen bi moom mooy jouer rôle bu gën a essentiel moom mooy jouer le premier éducateur ndax tey jii nii yaay bokk na ci li ngeen a xamante ne xale dafay daal di basé wu ci moom ngir muy mën a di imiter wala di mimer li nga xamante ne moom lay gis ci yaayam donc tey jii nii bu ñu jëlee exemple ñaari jumelles yooyu jot nañu seetaan seen reportage gis nañ ne que bu dul woon seen waajur bu góor bi nga xamante ne moom moo taxaw temb ne doomam yi niveau bi nga xamante ne moom la ñu am tey jii nii niveau boobu noonu dafa élevé comparé ak ñoom âge bi ñu am et que dañu war a jàll en classe supérieure détermination ak dévotion bi nga xamante ne moom waajur bu góor boobu def na ko ci li nga xamante ne moom mooy ay doomam yi nii yaakaar naa ne ci ay kàddu docteur Giroux ba tey nee na bu fekkonte ne même dévotion boobu noonu amoon nañ ko ci encadrement wu suñu doom n'importe quel type d'enfant mun nañu accéder ci li nga xamante ne moom mooy am seen baccalauréat à l'âge de 13 ans wala 14 ans ndax tey jii nii on rappelle que à la naissance xale buy juddu ñëppay ñëwandoo ak même faculté yi ñëppay ñëwandoo ak même capacité yi léegi en grandissant ci li nga xamante ne moom mooy cadre bi wala ci li nga xamante ne moom mooy nit ñi tàggatee xale bi ci développement am ak ci évolution am foofu noonu mun nañu gis ay ñii di rawante ak ñi nga xamante ne dañuy laisser en rade waaye toujours est-il que implication parent bi Asma Khadija nekk na li nga xamante ne tey jii nii rôle bu déterminant la ci vie wu benn doomu aadama ci vie wu xale surtout parce que tey jii nii
exemple ñaari jumelles yi wane nañu que papa bi bu lâché wul woon parce que moom ci ay récits mu ngi expliquer ne que moom il était à la retraite donc amoon na temps pour toog ak doomam yi non seulement pour mun leen tàggat waaye itam pour mun a dox ci li nga xamante ne moom mooy nekk seen évolution en classe supérieure ndax très tôt gis nañ ne que ñoom ba ñu demee ci seen classe yooyu noonu niveau bi nga xamante ne moom la xale yi am ak niveau bi nga xamante ne classe boobu la ñu nekk àndul woon donc mu xeex kémtalaay kattamam def na ko si dem na dugg fu nekk ba ñu mujjee leen nangu ci école bi nga xamante ne ñoom la ñu jàll seen baccalauréat ngir ñu mun a tey jii nii passer concours boobu donc toujours l'engagement et le rôle du parent nekk na li nga xamante ne tey jii nii lu déterminant la si vie wu xale surtout ci wàllum éducation kon foofu noonu dañ si lancer appel bu baax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi yu góor wala yu jigéen moo xam ñoom ñaar ñoo nekk moo xam nekkuñu ensemble wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy yar ay xale encadrement dafa nekk loo xamante ne tey jii xale sax daf ko soxla xale dafa soxla ñu koy encadrer dafa soxla ñu koy guider dafa soxla ñu naan ko fii nga war a jaar lii nga war a def lii nga war a jàng wala lii nga war a xam ngir moom gën a mun a évoluer ci li nga xamante ne moom mooy monde bi mu nekk ak univers bu mu nekk parce que prouesse yu ni mel Asma Khadija lan lay permettre tey jii nii xale bu amee baccalauréat à l'âge de 13 ans mu war a def ay études universitaires à l'âge de 14 ans soo ko comparé ak xamante ne dafa am baccalauréat am à l'âge de 20 ans da ngay gis énormément de temps bi nga xamante ne moom la xale bi di gagner en termes de temps déjà c'est une grande prouesse parce que fi nga xamante ne yow 20 ans yaa ngi fay commencer li di liggéey ak ki nga xamante ne muy commencer liggéeyam ay 25 ans wala 23 ans la différence se sent te différence boobu noonu on peut tendre à y aller parce que docteur Giroux mu ngi expliquer ne que moom en 2014 waxoon na ni que c'est bien possible que ñu mën a tàggat suñu doom que ñu mën a jàll li nga xamante ne moom mooy baccalauréat à l'âge de 13 ans 14 ans moins de 10 ans après cela est confirmé ak ñaari jumelles yi et partout dans le monde jot nañu ràññee li nga xamante ne moom mooy prouesse yooyu France yeneen dëkk yi en Afrique jot nañu gis ay xale yi nga xamante ne de manière très tôt jot nañu passer seen baccalauréat précocement donc mu nekk loo xamante ne ce n'est pas impossible selon ce spécialiste psychologue de la petite enfance ñëpp mun nañ ko def capacité yi nekk na ci xale yu nekk la différence mu ngi nekk ci li nga xamante ne moom mooy ni ñuy tàggatee suñu doom ni ñu leen di encadrer implication bi nga xamante ne moom la waajur bi di def ci li nga xamante ne moom mooy éducation wu doomam yaakaar naa tey jii nii ñu ngi si lancé benn appel waajur yëpp ñu ngi si lancé appel état yi itam ñu gën a dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi pour ñu gën a mën a dimbali seen doom ñu mun leen mettre ci condition optimale ngir ñu mën a def yi ne di résultat yu yi nga xamante ne day yokku fierté day yokku jom waaye itam dañuy permettre ci àdduna bi fu ñu toll ni instant yi ñu mën a garder li nga xamante ne moom mooy espoir ndax bu ñu sukkandikuwee ci lépp lu xew ci àdduna wi ñaawteef yi ak catastrophe naturelle yi ak mbas yi nga xamante ne moom moo nekk fii dañu soxla raccroché wu ci li nga xamante ne moom mooy espoir te encore une fois suñu espoir mënuñu ko teg fenn lu dul si suñu ndaw yi mënuñu ko teg fenn ci li nga xamante ne moom mooy suñu relève ëllëg donc yaakaar naa ne tey jii nii bu ñu concentré wee suñu élément ci li nga xamante ne moom mooy devenir wala avenir suñu doom dinañu mun a def jeunesse bu exemplaire dinañu mun a def ay prouesses yi nga xamante ne loolu la yeneen réew yi jot a réaliser parce que capacité yi mu ngi ci ñun capacité yi mu ngi ñun si ku nekk d'entre ñun il suffit juste que ñu tàggat ko il suffit juste que ñu yee ko donc tey jii nii Asma Khadija rubrique éducation lii la leen indi woon di lancer benn appel nag signaler que rôle déterminant wu vie de ci doomu si xale parent bi am na rôle bu mag bu mu siy jouer ci wàllum éducation laata muy dem école bi nga xamante ne moom mooy deuxième maison deuxième famille laata enseignants yi daal di nekk les deuxième éducateur premier éducateur bi moom mooy waajur bi moo xam waajur bu góor bi moo xam waajur bu jigéen bi moo xam ñoom ñaar moo xam tuteur bi nga xamante ne moom moo war a dimbali ndaw bi toujours est-il que dañu war a dimbali suñu doom gunge leen tette leen accompagner leen ngir saxal si ñoom jom Asma Khadija. Très bien, on te remercie Germaine Barros et on remercie surtout le professeur Giroux de continuer de contribuer à Subatel moom Subatel yëfam la moo tax bu ñu ko ci woowee rek moom dafay sawar di ñu gunge di ñu jox li nga xamante ni moom la ñuy mën a jox askan wi te mu tegu ci xam-xamu professionnel de l'enfance et surtout de la petite enfance mi nga ko merci beaucoup dañuy dugg ci cere bi bàyyi la rek nga gërëm sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo la doon seetaan ak say partenaires.
waaw Asma di leen gërëm di leen sant di souhaiter encore une fois une très belle fête de Tamkharit à tous les musulmans et toutes les personnes du monde entier di am mbégte ak contentement nag di teew fii di ñëwaat encore si suñu prochaine édition inchallah ci yeneen rubrique éducation Asma. Très bien, en tout cas ce sera mercredi prochain pour éducation. Samedi c'est la petite enfance. On reste dans Subatel. On fait place justement à Nafissatou Fall qui vient avec la recette du tchéré. Tchéré basi gerte. Waaw.